asalaamaaleykum ñu ngi nuyu waa 100% Cheikh El Hadj Malick yëpp di leen ziyaara bu baax di leen ndokkale tabaarakallaahu di fas yéene ñëwaat ak yéen ci sunu waxtaan woowu ñu duppee la vie et l'œuvre de Cheikh Seydi El Hadj Malick dund ak liggéeyu maam Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu mi nga xam ni sëñ Babacar Sy nangoo nañ ci làmmeñu maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh Cheibatal Hamdi mu wax ni nangoo na ci làmmeñu Serigne Babacar Sy radiyallahu anhuma mu wax ni xam Seydi El Hadj Malick day na jaamu yàlla sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour wax ni ca jagsaaw nañu am Seydi El Hadj Malick doy na cër daal di waxati ca Ndar ni Cheikh El Hadj Malick mooy suñu cër daal di giiñ ne billaahi cëru nañu billaahi cëru nañu Baye Seydou Wele nag daan na wax ni soo amee cër muy or am koo xam ne cëram përëm la da ngay fexe ba xam ne sa cër or la nga préserver ko bu baax a baax lu ko mooy borom përëm yi daañu jéem a jaxase sa or ak seen përëm Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu mooy or pur Seydi El Hadj Malick mooy or pur alañ ko yàlla fayal tabaarakallahu mu mel ni comme ni ngeen ko xamee li xew ci réew mi fan yi ñu fàttali tuuti rek ne mu ngi tàmbalee ci bindaat bi ñuy bindaat histoire u Sénégal professeur Iba Der Thiam ak ñim ko àndal ñu wax ni dañu def ci livre bi ne Maam Abdoulaye Niass dafa bokkoon ci disciple Seydi El Hadj Malick yi radiyallahu anhu dafa bokkoon ci ay taalubeem maanaam loolu nag bi ko Iba Der defee tax na ku nekk jug di saaga koo warta saaga parce que nee nañu Maam Abdoulaye Niass du disciple Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu mën nañ ci bañ a sori waaye ñu def jàngat rek lan mooy taalube ak lan mooy sëriñ Maam Abdoulaye Niass ñëw na Tiwaawoon ci gàttal rek fekk Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu bind Faakihatu Tulaab mu wax Seydi El Hadj Malick ne ko dégg naa ñu ni bind nga benn téere ci tariqa bi Seydi El Hadj Malick ne ko waaw mu ne ko dama bëggoon ñu jàngal ma téere bi Serigne Moustapha Cissé mooy nettali te bi mu koy nettali boobu ñoom ñëpp a ngi toog nee na mu ne ko aha kay Serigne Moustapha nee na mu woo papaam ne ko jàngalal góor gi téere bi góor gi mel ni loolu dafa rëy ci moom parce que mag mu toll ni Maam Abdoulaye Niass mu woo ko di wax ni naka jàngal téere bi loolu rëy na ci moom torop mu jël téere bi jox ko kaneen ne ko na ko jàngal Maam Abdoulaye Niass Seydi El Hadj Malick woo ko mu ñëw mu ne ko Amadou yow laa wax bugguma ñu waxal ma ci sama téere bi lu ma waxul góor gi jël téere bi di ko jàngal Maam Abdoulaye Niass wax nañ ne bi mu yegsee ci wa man raa ahada hadihi lfiati fi yawmi lisnayni awil jumaa yadxulul jannata bila xisaab góor gi daka nekk karrir mu waxaat ko mu ne ko karrir mu waxaat ko mu ne ko taxawal fekk mu ngi jaay rek naan bàjjoo bàjjoo Seydi El Hadj Malick bàjjoo di ko kañ di tagg Maodo mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne Seydi El Hadj Malick yow bokkoo ci ñi góor gi di jàngale ne am na ci taalibe tiijaan yi ñoo xam ni ku leen gis bisu altine mbaa bisu àjjuma sa yaram xaram na safara bi mu ko ne bokkoo ci mag ñëpp waaru Seydi El Hadj Malick bu bokkul ci ñooñu kan moo ciy bokk mu ne ko yow waxuma la bisu altine ak bisu àjjuma mais yow seconde bu nekk ku la gis dem aljanna léegi lan mooy taalibeeg sëriñ ku ab taalubeem di Ahmed Khalifa Niass fenkat bu mag bi ku ab taalubeem di jàngal sa baayu baay kooku sa lan la ku ab taalubeem di jàngal sa baayu baay kooku sa lan la ku taalubeem di jàngal sa baayu baay kooku sa lan la su loolu wéyee ñu xool ci entre sëriñ ak taalube kese
c'est-à-dire ñoom yàlla moo leen weer parce que boobu ba léegi ñu ngi xaacu di dem ci télé ak rajo yi di fen di yuuxu ci tant yi di fen di bëgg a fël changer histoire mais du mës a am ñëpp ba keroog buftu di wal li xew ci diggante maam Abdoulaye Niass ak Cheikh Sidi El Hadj Malick radiyallahu anhu du fay mukk ñëpp daan ko xam quel que soit seen ay problème yoo leen mën a créer waaw quel que soit seen ay problème yoo leen mën a créer loolu du fay abadan maam Abdoulaye Niass comme ni ngeen ko xamee nga xam ne ñëpp xam nañ ko jàngal nañ ko fu ne mag ñëpp wax nañ ci demam Faas la ka sabab ba mu demee lan ko wax bi mu ñëwee Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu teeru ko ci qasidam bu rëy boobu ata habibi li rabbil hamdi min faasi wa jaana is atana tiibu anfaasi teeru ko qasidam bu rëy boobu ak la ca xew yépp ngeen xam ka bi mu jëlee ijaaza ak parfum ak peru kurus karawu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane bi ko Sukayri jox mu koy jox Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ak it tabarakallahu li nga xam ni manqué na ko ci wàllu yàlla te Seydil Hadji Malick war ko koy yeggaleel il faut mu leer keroog maam Abdoulaye Niass dafa sant maam Khalifa Niass mii doomam ne ko tontul ma Seydil Hadji Malick maam Abdoulaye Niass wax loolu maam Khalifa jël xalimbaam ne yu'ti wa yamdaxu man qad jaa min faasi alxaaju maliku munji naasi min baasi sama baay ngi nii di joxe yóbbante bi nga xam ni moom la jëlee faas te war ko jox Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ñu ne ko kuy Maodo mu ne mooy ki nga xam ne munji naasi min baasi alkandek àdduna ak alaxira ki ci muccal nit ñi mooy Seydil Hadji Malick Ahmed Khalifa Niass fenkat bu mag bi sa baayay wax ñu xool yow ak sa baay kan moo ciy wax dëgg yow sa taalibe baay yi sax jéppi nañu la parce que xam nañu ne dangaa tourné weddi sa baay ndax sa baay li mu wax ci Seydil Hadji Malick nga wàññeeku di wax leneen di fen di sos Ahmed Khalifa Niass sa taalibe baay yi génn nañ ci yow parce que xam nañu ni dangaa weddi sa baay moo wax ne Alaaji Malick mooy kan mu ne qad azala raynu min waadihi an qalabin waaw mooy ki nga xam ne waaraateem moom Seydil Hadji Malick mooy dindi tilim bu nekk ci xolu doomu aadama min ilmihi qad azala jahlu min naasi nee na Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu xam-xamam moo dindi réer ci mboolem nit ñi sa baay ko wax ñu xool yaag sa baay ku wax dëgg te ñëpp xam nañu ne sa baay nitu yàlla la sa taalibe baay yëpp génn nañ ci yow parce que sa baay dafa wax lii nga wax la ca des Ahmed Khalifa Niass fenkat bu mag bi kaay déglu sa baay li mu wax Seydil Hadji Malick ci sa kanamu maam Ahmed Khalifa Niass sa baay wax na ne naqalta fi asaril xaatami min qadamin qawlan wa fi'lan kama awsaaka miqbaasi sa baay moo wax ni ci sa kanamu maam Seydil Hadji Malick kama awsaaka miqbaasi Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yow la dénk falamboo tariqa bi sa baay a ngi toog loolu du hasard li tax mu wax ne kama awsaaka miqbaasi xam nga ne loolu du hasard parce que ba mu demee Faas la mu waxanteeg si waa Faas ba ñu renvoyé ko ci Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu xam na ne Alaaji Malick moo yor flambeau bi kon yéen xam ngeen ne loolu du hasard bàyyi leen seen toppalay histoire du mës a réer sa baay moo wax ci sa kanamu maam sa baay maam Khalifa Niass moo wax ci sa kanamu maam Ahmed Khalifa Niass ñu xool yow ak sa baay kan moo ci wax dëgg te Ahmed Khalifa Niass ñëpp xam nañu ne yow yaay fenkat bu mag bi sa taalube baay génn nañ ci yow parce que dangaa weddi sa baay moo wax ni lakal xilaafata la moo tax mu wax ko parce que sa maam dem na Faas ñu renvoyé ko
mu war a ñëw Seydil Hadj Malick yeggalil ko tarbiyam mu ne ko ndekete man li ma doon wuuti Fass yëpp su te wax na ko Alaaji Malick bi mu ko waxee Alaaji Malick li mu ko wax c'est très simple dane ko nit ku ñuul ak moroomam su ma la ko waxoon doo ko gëm il faut ma bàyyi la nga dem ba foofu ñu wax la ko bi mu demee ba foofu bi mu wàññee ko bi mu yegsee wax naa Alaaji Malick ne ko yow la ñu dénk flambeau bi nekkate lakkal xilaafata yaa yor xilaafa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane an cheikhin nga jële ko ci cheikh nag sa maam Ahmed Khalifa Niass sa baay moo wax nii bila fana din lii may waxal Alaaji Malick ne moo yor flambeau tariqa bi moo yor xilaafa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane lii may wax du ay fen mag mu toll ni sa baay bu demee ba toog di wax ni li may wax du ay fen Ahmed Khalifa Niass nga xam ne la muy wax ñor na ko sa baay nee na Alaaji Malick ni mu nekkee xalifa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi ko amee bi am daa din ci tëbb gii muy tëbb góor yàlla yi comme ni mu tëbbee sa maam tëbbee ko sa baay bi am daa din waxu raasi bi mu leen tëbbee ba pare décentraliser leen ci mboolem gox yi comme ni mu décentraliser sa baay ak sa maam bi sa maam ñëwee xam ne carrément renvoyé nañ ko mu wax ak Seydil Hadji Malick ca la mu soxla Alaaji Malick ne ko mag nga duma la dem loo tool duma la liggéeyloo mais daara jàngi noonu def ci sa tarbiya su matee ñu libéré la daara jàngi noonu def ci sa tarbiya su matee ñu libéré la parce que am na loo xam ne kenn du ko jël noonu Alaaji Malick nee na ko duma la baleloo duma la fóotloo duma la liggéeyloo waaye daara jàngi noonu jël ko ngay jàngale diiran li nga fi war a def su ko defee su matee ma libéré la Iba Der Thiam su wàññeekoo nangu ne loolu erreur la mag ñi ñoo bañ seytaane ci réew mi waaye lu leer nañ la parce que yéen ñooñu ñëpp seen sëriñ yi leen jox tariqa bi kenn jàngalu leen ci araf te ñooy seen ay sëriñ Alaaji Malick ko defal tarbiya bii kon sëriñam la ci biir ak ci biti waaw sëriñam la ci biir ak ci biti mënu leen fexe ba du doon sëriñam waaw indi ab lijaasa nga def ci kër 6 mois ban xel moo nangu loolu indi ab lijaasa sa baay Ahmed Khalifa Niass moo wax ne Alaaji Malick mooy xalifa cheikh am ko bi am daadin waxu raasi ci tëbb gi mu tëbb sa baay tëbb ko sa maam ba pare décentraliser leen Ahmed Khalifa Niass sa fen yu terre à terre yi sa maam ñëw Tiwaawan 1910 yaa ko wax 1910 na ñëpp xool yëg ni fenkat bu mag a mag nga fekk na caatum Alaaji Malick gane àdduna 1910 fekk na caatum maam Alaaji Malick gane àdduna muy maam Habib Sy mi gane àdduna 1907 nga ne sa maam moo fa njëkk a samp daara di jàngale Ahmed Khalifa Niass bàyyil fen 1910 fekk na sa maam toog sa baay toog sa baay wax ne Alaaji Malick defar na góor yàlla yëpp ba décentraliser leen ci mboolem gox yi bi am daadin wa xurraas yi mboolem gox yi fekk na boobu Alaaji Malick samp mag ñëpp maam Alaaji Baaba ñongu ñoom góor gi Aline Ba ñoom góor gi Alaaji Ablaye Sow mboolem mag ñi fekk na Alaaji Malick defar leen bu yàgg ba décentraliser leen sa maam kan la doon jàngal foofu ba tax nga ne moo fa njëkk a jàngale déjà loolu fen yu leer nañ la yow loolu 12 ans lañ ci teg Seydil Hadji Malick génn àdduna ak sa baay ak sa maam nga ne moo fa njëkk a jàngale ana université de Ndiarndé ana Jek Saw 1904 ana Ngambu Cule Cheikh Al Hadji Malick 1897 fekk na mu ñëw Tiwaawan 1897 fekk na maam Seydil Hadji Malick ñëw Tiwaawan ba 1910 Alaaji Malick fekk jàngal na mag ñëpp yow sa maam bi muy ñëw Tiwaawan fekk na waxuma la
premier contingent waxuma le deuxième contingent waxuma le troisième contingent mais Alaaji Malick su fekkul woon li nga xam ne dem na ba ay bëtam muuru ba bi muy génni àdduna bàyyiwul jàngale sa maam bi muy ñëw ci awoon dina fekk Alaaji Malick tëj daaraam ndax la mu soxla wut yépp def na ko parce que 1910 fekk na maam Alaaji Malick catlu fekk na boobu Alaaji Malick catlu Ahmed Khalifa Niass bàyyil fen soo xamul histoire xam nga histoire boo fenee ñun xale yu ndaw ñooy taxaw wan la ne dangaa fen parce que ñëpp gis nañu ne sa maam 1910 nga wax ne la ñëw ci waawoon 1910 fekk na Alaaji Malick catlu foofu sax dugal nga fa beneen fen nga ne Alaaji Malick sa baay sa maam moo ñëw ci waawoon ne bu ko kenn wooweeti Malick Tukusel Alaaji Malick mu catlu deseetul ku ko seen ci ay at ci époque am doon yaakaaru sa baay di sa yaakaaru maam kooku kan moo koy woowee ci Malick mu ndaw mi ku dem ba catlu àdduna yëpp yaakaar ko nga ne sa baay sa maam moo wax ne buñ ko wooweeti la indi Maodo ji ñun xam nañ ko dañ dul bëgg yàgg ci yu mel noonu parce que mag ñëpp nettali nañ ka du réer jamais li ci desoon dong mooy ñu yàqal ko ci histoire Sénégal bi ci des nee nga Alaaji Malick amul école mooy Alaaji Malick amul daara déjà kon fen loo waat nga sa bopp parce que yaa wax ne sa baay sa maam bi mu yegsee Alaaji Malick dafa jël daara ji jox ko ku amul école dina jàngale madarisuhu fil ilmi xayru madarisin école am mooy école bi gën ci école yi loolu la ñëpp mës a seede école am école lu Seydi El Hadji Malick dong laa wax ngay dem fekk fa lu ëpp junni élèves yoo xam ni ku ci ne la Alaaji Malick bind na ko la mu taalif na ko da ngay lim diwaanu Alaaji Malick lim diwaanu sëñ Hadi Touré lim diwaanu Alaaji Malick lim diwaanu Alaaji Aline Ba Ngumba lim diwaanu Alaaji Malick lim diwaanu Mam Ablaye Sow Dagana lim diwaanu Alaaji lim téere Seydi Hadji Malick taalif lim téere bu sëñ Birahim Diop taalif nii nga koy toppee ba mboolem ñi génne ci école am jeex école am il est le meilleur école sa baay xam na ko sa maam xam na ko ñëpp seede nañ ko école am il est le meilleur école ci époque yëpp waaw bi tubaab yi yónnee ay nit ñu def ay recherche ci mboolem école yi école bu nekk ñu dem def fa 3 jours xool na muy nit ka na may jàngalee ak naka lay yaree mais bi ñu ñëwee leen wax nañu lu leen bind nañ rapport ne bëri na sëriñ boo xam ne nit ñaa ngi ko topp wër ko benn phrase arabe bu jub mënu koo wax lépp a ngi ci histoire dara mënul réer bëri na ci sëriñ soo xam ni lañu mën a jàngalee nañu mën a waaraatee waaye su waxtu julli jotee duñu julli waaye gis nga rapport ba ñu bind ci Alaaji Malick mu ngi fi tege les traits forts remarquables particulièrement versés dans les sciences juridiques et littéraires madame Alaaji Malick école am ba àdduna di tukki mboolem école bu mës a sosu fii ci Sénégal école Alaaji Malick a gën sa école parce que ñi Alaaji Malick produire sa maam produire ko sa baay produire ko amul benn école bu koy produire abadan bàyyil fenn Ahmed Khalifa Niass Ahmed Khalifa Niass beneen bi gën a garaaw nga def ko ki nga xam ni moo ñu gënal sunuy bakken moo gënaloon sa baay bakkenam moo gënaloon sa maam bakkenam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu nga ne espion la woon ci tubaab yi Ahmed Khalifa Niass Seydi El Hadji Malick ngay saaga yow Ahmed Khalifa Niass yow Seydi El Hadji Malick ngay saaga nee nga espion la dem na ba wax sa maam ni ko kaay ma teg la Kaolack su ko defee loo xam nga wax ñu sa maam ne ko xalaatuma ko mais yaa mën a fen kon kay wax ji leer na kon Alaaji Malick su dee espion ci Tiwaawoon sa maam espion la ca Kaolack ndax Alaaji Malick moo ko fa yebal lu tax nga ne dane ko xalaatuma ko
su ko waxul su fekkoonte ne li ngay wax dëgg la est-ce que kon dina nangu dem Kaolack toog fa ci ndigalu maam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu loolu moom duñ ci débat parce que yéen ñëpp xam ngeen ko bis bu seen ngeen nettali ko. imam Assane Cissé taxaw na fii di gaaruwaale sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu ba wax ni dafa woolu sëñ Ibrahima Niass bi mu ko wooloo kooku ne ko duma dem parce que doom muqaddam la may doom muqaddam donte le baayam dimbali na sama baay ci waxtu wu mu soxlaa ndimbal. allahu akbar yéen gore leen donte le baayam dimbali na sama baay ci waxtu wa mu soxlaa ndimbal. allahu akbar baayam dimbali na sama baay ci waxtu wa mu soxlaa ndimbal. ki tax nga gën koo war te gën du sa morom sa sang la yéen ba àdduna di tukki seen ay sang la ñuy doon. dimbali na sama baay ci waxtu wa mu soxlaa ndimbal dimbali ko mu am fu mu dëkk dimbali ko tarbiya ko ci wàllu yàlla ba gox ba mu nekkoon ñu xeeb ko kenn xeebatu ko. Ahmed Khalifa Niass sa duul yi terre à terre na sa duul yi terre à terre na Ahmed Khalifa Niass un espion boo xam ni yow yaa taxaw wax ni sa maam dafa daw ñu sànki ko kenn rek moo taxaw yow yaa ko wax de kenn rek moo taxaw xeex ci xam-xam ci fit ci njàmbaar mooy Seydil Hadji Malick ku dul moom dangaa daw est-ce que góor dina daw yow yaa ko wax. un espion dina am fitu taxaw nga wax ko yorul ngànnaay yorul dara mu taxaw jàkkaarlu ñëpp daw ba ko fi ñi ko waroon a appuyer yëpp yaa ko wax ñëpp daw ba ko fi ba ku dawoon moo la delloo si waat ku dawoon moo la delloo si waat ba sa maam yow yaa ko wax man waxuma ko de yow yaa ko wax yaa ne tubaab yi dañu sànkoon sa maam mu daw génn réew mi Alaaji Maalik ba ko indiwaat yaa ko wax te loolu mooy li dëggu loolu mooy li am ki gënoon jaaxal tubaab yi ci époque buñ ñu yàpp di ñu changer histoire buñ ñu fonton di ñu changer histoire ba àdduna di tukki ñun ay xale yu ndaw lan 30 ans amaguñu ko xam nañ lépp te ñu ngi ko def ci suñu bopp suñuy boppi njaboot dañ ko ciy def lu ngeen fen benn mag du leen tontu xale yu ndaw yi ñoo leen di tontu wax leen lu leer nañ un espion boo xam ni moo gënoon jaaxal tubaab yi ci époque am parce que sa yaa ko wax sa maam dafa daw ak ñeneen yaa ko wax moom rek mu des fi ay yëpp ñu këpp ko ci kawam bis bu set ñu woo ko 1892 woo nañu Alaaji Malick 1893 tubaab bi convoqué na ko 1894 convoqué na ko 1895 convoqué na ko 1902 convoqué na ko 2 fois 1903 convoqué na ko 1904 convoqué na ko 1905 convoqué na ko ak yeneen mooy ki gënoon a jaaxal tubaab bi parce que li taxoon mu jaaxal leen mooy yaa ko wax ñëpp daw nañu moom kese mu toog fi lu tubaab bi liggéey ci bëgg a yàq diine ji Ahmed Khalifa Niass yaa ko wax bu ngoonee Alaaji Malick yàq ko ci talxatil xaq bil xaq kon yow tey boo taxawee wax lii du ñu métti parce que dañuy xam ne fenkat nga yaa wax démb weddi sa tey sa bopp sa baay wax na sa maam wax na ñëpp di gis. bon beneen côté bi beneen partie bi dégg naa ci am parce que moom nee na suñu kër gi dafa divisé wu mais loolu ñun duñ ci tontu ñun loolu duñ ci tontu histoire ñëpp gis nañu ñun loolu duñ ci tontu benn gàmm ñaari gàmm ñetti gàmm duñ ci tontu. beneen partie bi ci seen kër di partie bi féetewoo waa kër Baay Ñas dégg naa am ku ci wax ni seen sëriñ dafa wax ni nañu bàyyi ba ñu màggle suñu màggalee ñii ñu naan ay moromu seen maam la dinañu xam ne seen maam du ci moromu kenn wax lu ko neex nañu màggale
ma ne fa lillahi alhamdu wa shukur ñoo ngi sant bu baax ba ñu màggalee. Alaaji Malik dafa wax ne idan jalal xubaaru sawfa tara ataxteki farasun am ximaaru. pënd bi bu wuuree xaaruñu suba non fii la ci àdduna dañu ne bu ñu màggalee alhamdulillahi rabbil alamina bu ñu màggalee ñi ñu jur daañu xam ku ci ne li nga liggéey. ba ñu màggalee sant nañu yàlla sëñ Babacar Si ci fonku sariya sant nañu yàlla ci Mawlaay Cheikh Alhaji Abdul Aziz Sy Dabakh Cheybat alhamdi ci yàlla gi ci mën defar diggante gi sant nañu si maam Cheikh Alhaji Mouhamadul Mansour mi amul morom sant nañu ci maam Habib Sy ci dëggu ga ba ñu màggalee sant nañu yàlla ci waxtu julli jumaa bu jotee ñëpp génn su julli jotee ñëpp génn fonk diine fonk sharia jaawale wu ñu nit ak yàlla jaawale wu ñu nit ak yàlla koo xam ni bu subaa bu lekkee ñaari potu fonde bala moo def 1 heure de temps mu dugg ci douche bi nga koy jiiñ yàlla. ba ñu màggalee Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu kenn gisul njabootam loolu. demal kër Alaaji Malick ba xam daa fa fekk ku am lu ëpp ñeenti jabar demal ba ñu màggalee doo ko fa fekk du sëñ Babacar du Alaaji Mansour du Alaaji Abdou du Alaaji Habib te yéen ñëpp xam ngeen ci sharia képp ku takk lu ëpp ñeenti jabar doom joo jurati du doomu yoon du la donn doo ko donn matul imam. kon ñun ba ñu màggalee soo ñu bëggee saaga parce que màggale nañu ba ñu màggalee ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ci màggale bi. beneen bi ci des mooy kenn ci ñoom musul yëpp Seydil Hadji Malick maam Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ni tey lenn ci ay njabootam ñoo jug di yëkkati kàddu yooyu. pourtant bi muy def tawassul di ñaan yàlla ay martaba yëg na ni am na loo xam ni nekkul ci kenn nekkul ci baayam nekkul ci maamam nekkul ci ay magam ci Alaaji Malick dong la ne mu ne rëy du tax du tee mukk ma tàllal yàlla loxo ñaan ko loolu ci barke Alaaji Malick yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma qabulal xaaja Malick wa mahabbatuhu fi qulubi ibadika. Alaaji Malick ku ko bañ tay la Alaaji Malick ku ko bañ tay la Alaaji Malick ku ko nangulul tay la maam Cheikh Ibrahima Niass nee na qabul koo xam ni lu mu wax yàlla ànd na ci Alaaji Malick la martaba boobu Alaaji Malick a ko yor ci Sénégal koo xam ni xol boo xar fekk ko fa maam Cheikh Ibrahima Niass nee na Seydil Hadji Malick la moo tax gëmewu ko woon moom magam gëmewu ko woon baayam gëmewu ko woon kon yéen tey soo leen taxawee di saaga Seydil Hadji Malick duñu metti mën ngeen saaga ku ne ñu muñ ko mën ngeen xas ku ne ñu muñ ko mais Alaaji Malick mi nga xam ne seen baay yi ak seen maam yi gëmewuñu ko woon mu defal leen lu ñu mënalul woon seen bopp ku tax nga gën koo war te gën du sa morom sa sang la du sa morom sa sang la lii nag professeur Iba Der Thiam wax ba tax ngeen dëgg ci yàgg ngeen ñu saaga barki Dembo Njaay am na ci yéen ku def audio saaga sëñ Babacar Sy wax ko wax ju ñaaw amul kenn ci yéen ku génn def déclaration seen njaboot taxaw na fii saaga sëñ Mansour borom daara ji saaga yu ñaaw bokk ci yéen sant Niass kenn ci yéen jógul wax dara na fekk yu bon yi Iba Der Thiam wax li mu wax ngeen jug ne da ngeen di taal réew mi ay ca dee benn la jug leen ngeen taal réew mi parce que bind na histoire bare te yàgg ngeen a fen yi di leer te kenn faalewu leen Iba Der Thiam de képp ku ko nangulul tey la
dama mës a dégg ci Serigne Mansour Sy Djamil mu wax ni dafa bi mu nekk banque islamique ayomoon benn business buñ doon dem defi ji moom ak benn Bangladesh yaakaar naa la wax ak xawma kan ak kan ay xeet yu bokkul ñoom ñëpp ñu àndandoo am benn mission bu ñu war dem defi ci benn homme d'affaires nee na bi ñu demee waa ji ne leen ay minutes yu tuuti dama fàtte ñaata minutes yu tuuti yoo xam ni wax sax xaju ci nee na bi ñu yegsee ñu présenté délégation bi benn américain benn nangam ak benn sénégalais nee na mu ne ana sénégalais bi nee na ma ne ko maa ngi nii nee na mu ne ko ana Iba Der Thiam mu ne ko ana Iba Der Thiam nee na mu ne ko Iba Der mu nga fa mu ne ko nekkagul président ba tey mu ne ko déedéet mu ne ko yéen africains yi kenn xamul li ngeen bëgg kooku bu nekkoon ci suñu réew yi héros lañ koy def kon ku ko weddil xam-xamam tey la parce que li mu wax arrangé wu la mais li mu wax bu la arrangé wul nga réglé ko ak moom déjà bi ngeen waxee jéem na reculer parce que bañ coow mais loolu bu mu tax mukk Ahmed Khalifa Niass mu bon mu xaram xaj bu bon boobu ñëpp yow koo xam ne ay rappeur ñooy nangu sa jabar ay rappeur ñooy nangu sa jabar yow tekkiwoo dara ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne Ahmed Khalifa Niass tekkiwoo dara ay rappeur ñooy nangu sa jabar rappeur yow doo dara te il est temps nag dafa jot sëkk pour ngeen arrêté seen yi ngeen nekk te njaboot gi yëpp daañu jug dégg nañ soxna Ndeye Astou Sy wax ko njaboot gi yëpp daanu jug takk taxaw comme ni ngeen ko waxee yéen na ngeen di ngeen marche di ngeen ko def fii ba heure bu kenn xamul allez vas-y bu leen arrêté waaye marche leen wax li leen naqari waaye bu ngeen joxoñee Alaaji Malick lu ngeen ko wax bala ngeen a tëdd ci lal daañu leen delloo lu ko tol parce que yéen waru leen a yab Alaaji Malick. ñu jéggalu mbokk yi bu baax beneen bi ci des nag te ñu war ci tëjee mooy taxaw gi mu taxaw saaga Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine fenal ko fen yu leer nañ fenal Serigne Cheikh et pourtant bi muy andi li Serigne Abdou wax dafa jël audio bi teg ko mais le Serigne Cheikh di lam ne Serigne Cheikh a ko wax lan moo tax andiwu ko maanaam Ahmed Khalifa Niass ñëpp danoo xam ni maanaam moom amul kersa ki taxaw ci di fen maanaam amul kersa di fenantu waxuma fen mais fenantu lay def moom ne Serigne Abdou dafa ñëw këram ne certainement fen yu terre à terre yooyu xanaa ki gën a tuuti ci njabootu Seydil Hadj Malick du def yëfu doye di yooyu waxuma la ak Serigne Abdou mel ni Serigne Abdou kon da doon wax noonu pour neexal waxtaan ñun dépassé nañ loolu waxuma la ak Serigne Abdou yow yaa dépassé wul di fen di jël Touba di dóor ci kaw Tiwaawan di jël Niassène di dóor ci kaw Tiwaawan yow yaa dépassé wul loolu Ahmed Khalifa Niass yow li la Serigne Abdou jariñ nga taxaw ne bu la neexee nga ne yow Serigne Abdou mooy sa Serigne yaa ko wax keroog bi mu faatoo wax ji nga wax ba tuur say longa ñëpp a ngi fi di ko gis nga bàyyi ba tey ngay taxaw di teg lii ci deru Serigne Abdou ngay teg lii ci deru Serigne Abdou di ko fenal di ko sosal yemoo ci di ko saaga waaye ku saaga Seydil Hadji Malick saaga Serigne Abdou du doon dara ci yow waaye nag dina doy Ahmed Khalifa Niass doo dara yow baa doo la nga mais nii rek nga mën a mel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na gis nga sidit ak deret lu am importance la dafay rogalaat nii rek nga mën a mel yow baa doo la dong nga mën a nekk te ñëpp xam nañ li may wax baa doo la kese nga mën a nekk li la Serigne Abdou servir ci sa dund loo xoor boo mës a dugg daw ñëw làqatu ci moom tëdd néegam mu génn lijjanti lépp nga jóg doxewaat say soxla tey mu dëddu la ngay taxaw di yëkkati ay kàddu di ko teg ci kawam doo dara. waaleykum ñu ngi nuyu waa 100% Cheikh Al Hadj Malick yëpp di leen ziyaara bu baax di leen ndokkele tabaarakallaahu di fas yéene ñëwaat ak yéen ci sunu waxtaan woowu ñu duppee la vie et l'œuvre de Cheikh Seydil Hadj Malick dund ak liggéeyu maam Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu mi nga xam ni sëñ Babacar Sy
nangoo nañ ci làmmiñu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabakh Cheybatul Hamdi mu wax ni nangoo na ci làmmiñu Sëriñ